turu Serigne Sidi Mokhtar fàttali nag santaane yi bokk na ci ñaax ndaw ñi ñu daal di rek jël yoon wu jub ndax jub kese moo am solo. Gouvernement bu Sénégal yebal fa ab délégation ci teewaayuk ci njiitaluk sax jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye moom it mu fàttali mbébét bi nga xamante ni nguur gi am na ko muy dugal ay koppar ca Touba juróom-ñetti milliards la wax. loolu nag bokk ci programme bi nga xamante ni nii jëm na ci dëkk yi daal di tamit dalal xel yi ci jafe-jafe ñu nemmeeku ci màggaluk Touba gi. bokk na nag ci ñàkkum ndox mi ci yenn dëkkuwaay yi. beneen ponk ci biir xibaar yi tàggat yaram la Afrique du Sud Sénégal ëllëg la ci àjjuma ji ca Polokwane. Sénégal nag bu amee ndam diggam ak Afrique du Sud dana daal di qualifié rek ci coupe du monde bi nga xamante ne war nañ ko amal ca Russie ci atum 2018 loolee nag ci kaw rek mu ànd coupe dal ak mat tamit ci kanamu Bafana yooyee mbokki ponk yaa ngi nii taaxirlu leen tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias niñ ko waxee ci ponk yi cérémonie officielle bu màggaluk Touba amal nañu ko tey ci suba. porte parole Serigne Bass Abdou Khadre wax na ci turu Serigne Sidi Mokhtar fàttali nag santaane yi bokk na ci nag ndaw ñi ñu daal di rek jël yoon wu jub ndax jub kese moo am solo ñu teewlu ay kàddoom. képp ko amuluk taalibe jaamu seytaan la Serigne bi nee na bi ma xamee loolu. da daal di jël al iradatu def ko muy aw yoon ci tërbiya ngir ñaar bu jëkki bi mooy al iradatu moo gën a matali gën a gaaw ndax daa ëmbaali yéene ak dogu ak taxliya ak taskiya ak riyaada te mooy tàggatu ñaareel bi mooy ci baatu iradatu la baatu murid siqu ko te sëriñ bi ay murid la bëggoon a defar ndax murid ci njàngaleem sëriñ bi lépp lu muy yëngu ci àdduna ak fànn bu mu mën a doon mën na cee jege boroom mën na cee jubóog boroom ci kaw ñu tàggat ko ci système iraada murid dëgg nag manam ak xam-xamam ak am lépp yàlla ko dénk ko moor ko delloowaat yàlla ci bindeef yi te moom murid bi dara du ko noot lu dul yàlla kenn du ko moom du jaamu kenn wala lenn lu mel ne bakkan wala alal wala daraja wala adduna. juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar daana ko def ca Touba nguurug Sénégal mbébét boobee la am jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye moom moo ko xam ne tey ji ca cérémonie officielle ba leen nee na nag loolu dafa bokk rek ci programme bi nga xamante ni dañu koo tëral ngir dëkk yi ñu teewlu ay kàddoom. sëriñ bi ci wàllu assainissement gouvernement bi dugal na fi 2012 ba léegi ni lu mat juróom-ñeenti milliards. rax ci dolli président Macky Sall jëlaat programme spécial bi muy def assainissement ci fukki dëkk ci Sénégal ne nañ ci dugal Touba. gën ngaa néew dinañ ci dugal juróom-ñetti milliards te mën naa yegg ba fukki milliards ak ñaar contrat boobu mooy wax xaatim nañ ko liggéey moo ci des ñu tàmbali ko. ci wàllu courant bi ci màggal gii rek lay tudd Senelec def na ci ñaari milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions. ci programme boo xam ne bii ñeenti milliards la loolu lépp pour fexe ba courant bi ñuy am ñu am ko qualité bu gën. jëwriñ ji dénk biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye moom moo jiite woon délégation bu gouvernement bi teewoon foofee ci cérémonie officielle ba daal di ne rek sàkku nag ay ñaan ngir nag waxtaan wi nga xamante ne nii nguur gi na mën a ko amal ak kujje gi bu ñu ca yeggee ñu def ko ci jàmm ak salaam naka noonu it dalal na xel yi ci jafe-jafe ñu nemmeeku foofee ca Touba ci màggalu ren yi bokk na ci ñàkkum ndox ci yenn dëkkuwaay Alassane Ba. ministre mi yor wàllu biir réew mi fàttali ko ci discours am. waxtaan bi mu namm amal ak classe politique bi mu jiite délégation gouvernement bi mu yabal ci cérémonie officielle fii ci Touba Aly Ngouille Ndiaye sàkku ñaan ngir ñu jëlee ndam ci rendez-vous boobu ñuy waajal. président Macky Sall jox na ma ndigal ñu tàmbali waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñi dañoo séq ak ñoom langue politique bi ci ñuy saytu élection yi ñu génn. tey waajal élection yi ñuy ñëw 2019 ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ci ak déggoo am ci suñu biir bu ñu waxtaanee fas nañ ko yéene tàmbali ci laaj ci lu soxal njëriñul ñëpp ndax loolu yàlla suñu borom digaloon na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu joxe rendez-vous at wii di ñëw daanaka rideau yi wadd nañu ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu édition bu grand magal bu Touba ginnaaw nag jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci wàllu ndox. gouvernement bi fas yéene si jël ay matuwaay ngir màggal bi ñu dëkkmal.
sëriñ bi ci wàllu ndox li nguur gi def bi fi président Macky Sall toogee ba léegi ci biir Touba dem na ñaari milliards ak juróom-ñaari téeméeri millions ci investissement te loolu bokkut ak dara li nga xam ne li daf koy fay ngir forage yi leen di may ndox di tàkk ñaar fukk ak juróom benn forage yi ay milliards la at mu nekk loolu lépp nag terewul ñu gis ay jafe-jafe ndox ci yenn quartier yi ci Touba ci màggal gi gouvernement bi dana teel a jëlaat ay matuwaay waxtaan ci ak kuréel gi nga xam ne gi mooy saytu mbiru ndox te sëriñ bi dénkoon ko pour que ñu mën a indi solution définitive ci jafe-jafe ndox ci Touba rawatina ci bisu màggal gi. xalif général des Mourides ci kàddopp porte-parole am ak gouvernement bi itam ci kàddopp ministre mi yor wàllu biir réew mi ñaanal 24 doomu aadama yu jot a faatu ci accident yoon wi ginnaaw ñu doon dem ngir fekkee màggalub Touba bi. sëriñ bi mi ngi leen ñaan suñu borom jéggal leen te xaaral leen aljana. lu jëm nag ci jafe-jafe ndox yooyee ñu tudd ca Touba maître Khassimou Touré addu na ci nee na nag jafe-jafe yi metti na bu weesoo ndox mi tamit gis nañu ne wàllu courant ba léeg-léeg daan coupé mu ne nag lu ni mel jot nañu amal ay ndaje yu yaatu ngir jël ci ay matuwaay rawatina ak xew-xew yu mag yi nga xamante ni dafay faral di am ñu teewlu ay kàddoom ak Mame Birame Diouf Thierno Laurent Mendy. dañuy wax ni il faut que ñu xoolaat affaire yi. parce que ren am na ay résultats yu positifs màggal gi commission d'organisation bi Serigne Bass Abdou Khadre jiite ko def na li mu war a def lépp liggéey bu rafet liggéey bu baax état bi aussi les pouvoirs publics aussi li mu waroon a def na ko fournir le maximum d'efforts pour que Touba du am dara lu ko naqari yi waaye perfection mbir moo xam ne dafa mat yàlla rek ko am yàlla rek moo mat nit matul am na ay flop c'est-à-dire am na ay couac yoo xam ne nii relevé nañ ko am na ñu ne am na ay délestage am na ñu ne am na ndox mu manqué mais yooyu yëpp dañu war a toogaat xoolaat yooyu ñu mën a amee fi ñu toll nga xam ne nii màggal gi bañ ko dara organiser ba léegi yooyu defe naa ne war nañ ko dépasser ñu xool fan la mal bi nekk. métti di fan la nekk ñu faj ko parce que dafa am source dafa am racine booy faj bu taf booy faj da ngay xool fa feebar ba nekk jàngal bu fam soxi ko nga faj ko loolu nag ñëpp la concerné acteurs yëpp la concerné kuy bokk ci màggal gi rek war ngaa joxe sa xalaat war ngaa joxe sa xam-xam pour ñu xool ndax aujourd'hui màggal gi dafa jël dimension boo xam ne nii du état moo ko mën a gérer personnellement du commission d'organisation bi moo ko mën a gérer personnellement ñi ko war a gérer mooy Sénégalais yëpp mooy jullit yi yëpp. ku ne màggalu Touba gi tamit wax bakkan yi rot ci yoonu Touba bi ci accident mat na nag mbaa mu ëpp ñeent fukki doomu aadama yoo xamante ni nii kon des nañu ci yoonu Touba bi ñu jokkoo ak Yatma Dieye lieutenant Yatma Dieye bu sapeur pompier lieutenant Dieye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. mon lieutenant ñu gis rek accident yi nga xamante ne nag am na ci yoonu Touba ren ji li ñu jot a wàññigum ëpp na ñeent fukki doomu aadama yu faatu lieutenant tey boo dee def rek li ñu duppee bilan à mi-parcours tey lan ngay wax ci accident yi. waaw kay jërëjëf kuréelu sapeur pompier bi nga xamante ni mooy wéy ci ndigalu colonel Mamadou Ndoye waroon bokk ci nga xamante ni ñooy taxawee màggal gi ci lu jëm lépp lu jëm ci ànd ak nit ñi aar leen ànd ak ñoom taxaw leen ba ba ñuy dellu li nga xamante ni jot nañ ko def ci wàllu intervention toll na si 200 ak fukk ak benn si 200 ak fukk ak benn yooyu nag lu jëm ci wàllu l'accident mat na 100 ak fanweer am juróom benn téeméeri nit ñi nga xamante ni am nañ ci ay tolof ak ay gaañu ñeent fukk ak ñaar ci ñoom ñàkk ci seen bakkan. ñeent fukk ak ñaar ci ñoom ñàkk ci seen bakkan lieutenant. waaw maa ngi lay dégg. laata ñuy tàggatoo ndax mën nga ñu wax rek ci wàlluk intervention beeg yooyu ndax gis nañu tamit bu ñu nee intervention faw ay jumtukaay yu xarala est-ce que wàllu jumtukaay yi tamit mate woon na ngir ngeen def seen liggéey ba mu jaar yoon.
waa kay jërëjëf ginnaaw bi nga xamante ni màggalu Touba umpale wu leen ni xew-xew la bu nga xamante ni day gën di màgg at mu nekk rek bépp jumtuwaay bu nga xamante ni ci wàllu oto la wala wàllu sapeur pompier jël nañ suñu matuwaay fi nga xamante ni mooy dëkk bu tedd bii di Touba ak lépp li ko wër ak yoon yi nga xamante ni doomu aadama yi dinañ fi jugee di dellu seen kër fépp am na ay oto ay ambulance ak ay sapeur yoo nga xamante ni teg nañ leen fa ngir ñu aar nit ñi sàmm leen ba gunge leen ñu dellu si jàmm. voilà lieutenant Dieye ñu di ko jaajëfal bu baax lieutenant Yatma Dieye nekk ca sapeur pompier jaajëfal nañ la bu baax ci bilan à mi-parcours boobu nga xamante ni def ngeen ko kon ci accident wu ren ji wax nañu ko lu ëpp kon ñeent fukki doomu aadama ñàkk seen bakkan ci yoonu Touba bi ñu des ba tey ci màggal gi waaye bi yoon nag ci Ndakaaru dem ba fële ca Pàkk Lambaay ak fa nga xamante ne rek moom mooy salle de vente mu nekk ñaari marché yoo xamante ni nii dafay nag di faral di bari nit lool ci bu dul jamonoy màggal ñu gis nag ne màggal gi ñu ëpp ca jaaykat yi foofee Bawol lañu fekk baax dem nañu nag ca màggal ga loolu tax na ba marché ba daanaka gisoon fa nit xawoon naa jafe mbaa bokk lañu fa fekk kon néew na Aminata Mbaxi Sow. salle de vente di ab bërëb bu nekk fii ci centre ville fii nag ñu fiy jaayee xeet ou marchandise yu bëri. dañ fiy jaay matière téléphone ay matière lal ay armoire ay bureau ay salon ay matelas lépp lañ fiy jaay daal. avant ñuy dem màggal gisoo marché bi dafa xumban bëri nit trop mais presque ay quelques clients ndànk-ndànk ngay gis. waaw fii kay instant yi fii bu fekkee ne amul màggal non fii day fees del ay clients yi. man wi nag ak màggal Touba ñu jàpp ne ñu bëri ñu fi doon jaayee ñu ngi ci dëkk wu sell wa. man màggale naa mais man dama tàmm màggal bu ma demee presque damay dem siyaar si jumaa ji fajar ma dikkaat. fii mooy Pàkk Lambaay ci salle de vente ñi fi nekk ñëpp ay murid lañ ñëpp dañoo dem màggali Touba. cantine yëpp dañu tëj gaa yëpp dañu dem màggal parce que boo xoolee ñi nekk fii ci cantine yëpp ay ñëpp ay taalibe Serigne Touba lañ daal maanaam mun naa wax ne cantine yëpp ak marchand ambulant yi tout ça la ñëpp gaa yëpp daal waa Touba lañ daal wax dëgg yàlla moo tax suñu demee rek fii moom day wéet daal vraiment. rek mooy njaay mi xaw naa dellu ginnaaw ci bërëb boobule. waaw njënd meeg njaay mi nag fi mu nii fii ñu toll ñëpp dañoo dem màggali Touba njënd meeg njaay mi moom dafa taxaw waaw parce que nit ñaa nga Touba jënd ak jaay moom ay nit a koy def te nit ñëpp dañoo dem Touba. xëy ji tam instant yii nii man xëy naa ni mais client yi mu ngi ñëw instant ay ndànk-ndànk rek. comme démb wala barki démb nii gisuñu kenn mais tey moom xaw na tane quoi mais nag par rapport ak yeneen jours yi avant màggal gi moom da doon dox day fees dell ak nit mais instant yii nii moom presque ay tuuti nit rek daal ñoo ñëw daal. salle de vente nag ñu bëree buñ ko tuddee seen xel dem ci bawol yile ñoom ñooñee ñu jàpp ni ñoo fa gën a bëree moo tax ay bés yi ni mel li ci mel ni màggal Touba bu ñëwee bërëb bi day wéet lool. ñu jaajëfal ko bu baax Aminata Mbaxi Sow ñu dem ba diwaanu Sikicoor ca kër docteur ba nee nañ nag ñetti téeméeri agent yi nga xamante ne ni ñoo fay liggéeyee bokk na ci ñaar fukk ak juróomi médecin ba nëga ni nag amuñu dëkkuwaay fu nu dëkk maanaam logement yoo xamante ne nii jagleel nañ leen ko ndax loolu sax gis nañu léeg-léeg dana gàllankoor wàllum paj ma ñu ne nag am na ab téléthon boo xamante ne nii ña nga koy waajal ngir nag taxaw ci seen i jafe-jafe njiital kër ga wax na ci ak Boubacar Diassi. objectif bu téléthon bi gën a prioritaire mooy defar ay logement pour médecins yi defar ay logement pour stagiaires yi te yooyu am na solo trop ci biir hôpital bu amee urgence bu ñu woowee médecin bi du yàgg mais médecin bi bu dëkkee ci biir dëkk bi balaa muy yegg si day jël distance il faut nga jël oto bi dem jëli ko oto bi balaa muy yegg mais bu dëkkee fii da nga koy woo téléphone mu ñëw ci service bi faj malade bi mu am peex également rapidité ci prise en charge bi te loolu itam day am impact ci wàllum wér-gu-yaram malade bi gën a recouvrer rapidement wér-gu-yaramam. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance jël nañ pour accompagner ñu ci wàllum téléthon bi mais également pharmaciens yi ñi nga xam ne ñoo nekk association pharmaciens yi ñoo xam ne ñoo nekk fii ci biir Ziguinchor ñoom itam engagé nañ pour jàppale ñu pour ñu mën a organiser téléthon bi.
ñu wax ci wàllu xarala yi lu ci mel ni internet ñu ne internet nag dafay dem bay jéggi frontières yi waaye doon na loo xamante ni léeg-léeg askan wi ñenn ñi nañu koy jëfandikoo du dëppook yoon ndax dana am ay sambabo yoo xamante ni dañu cay ne di def nag sudul noonu loolu nag la ñu bëgg mu dakk nee nañ dina am ab document boo xamante ni nii daanu ko tëral document boobee nag kon réew yi nga xamante ni ñoom ñoo bootu ci CEDEAO ñoom la soxal am na ab ndaje moo xamante ni xëy nañu ko amal ni ki tey jii ñu teewlu ci Souleymane Diallo moom directeur de cabinet la bu ministère bi ñu dénk wàllu communication delsi na ci solo sa document boobee ci micro Fatou Bintou Konté. fi daje ndaje bi en fait li ko waral mooy dañu war a valider document de stratégie cybersécurité nga xamante ni en fait gouvernement du Sénégal commencé nag ci liggéey depuis bi ñu amee fii benn conférence internationale ci wàllu woowu mu naan cybersécurité en avril 2016 conférence bi ñu ko paree benn ci recommandation yi dafa kii woon nag dañ ñëwoon ni dëkk pays CEDEAO yëpp dañu waroon en fait am document boobu noonu léegi nag Sénégal yàlla def na mooy premier pays bi nga xamante ni en fait moo ci njëkk jóg di ci liggéey aussi ñu rafetlu en tout cas accompagnement wu Royaume des Pays-Bas ndax moom moo ñu jàppale financer étude bi jàppale ñu ba étude bi àgg fii tey xam nañ étude bu am solo la parce que bëgg nañ Sénégal ci année yi ñëw nii fii ak 2025 pour que plan Sénégal émergent bi mën a réussir nit ñi koom bi mën a yokk ci dëkk bi il faut que en réalité ñu mën a yokk utilisation technologie de l'information et de la communication te pour ñu mën a yokk loolu aussi il faut que nit ñi nga xamante ni ñu mën a wóolu système yooyu noonu ñu mën a wóolu internet mën a wóolu tout ce qui est numérique pour ñu mën ko confiance mën a yokk il faut que donc ñu sécuriser yooyu noonu moom moo tax fa ñu am stratégie ba nga xamante ni acteur nekk ci dëkk bi yëpp dañ ciy dégg. tàggat yaram Afrique du Sud Sénégal ëllëg la ci àjjuma ji fële ca Polokwane Sénégal nag war a am ndam ca jongante boobee ndax bu ko amee dana daal di qualifié ci coupe du monde bi nga xamante ne nii war nañ ko amal ca Russie ci atum 2018 loole nag ñu ne ci kaw rek mu xoolaat bu baax a baax ni muy doxalee ci diggam ak Bafana yooyu nag daal di ànd coupe mat tey bu baax a baax ci jongante boobee ndax mën nañu jàpp ni du doon tamit luy yomb Cheikh Tidiane Dione. ndax Sénégal nekkul ci yoonu amaat beneen qualification gannaaw ba mu ko amee woon ci atum 2002 match bi war a dox ci diggante Afrique du Sud ak Sénégal loolu nag daal di ñeel li nga xam ne moom mooy ñaareelu journée bi ñu war ko amal niki àjjuma bi match boobu nag ñuy tëggaat daal di nekk match boo xam ne bu am solo la ci gone Aliou Cissé yi. toog nañu ñetti coupe du monde à peu près 15 ans demuñu coupe du monde tey nag la ñu gën a jege. Coupe du monde que beneen yoon 2006 c'est vrai aussi jegewoon nañu Togo éliminé ñu 2013 match bi ñu amoon aller retour ak suñu diggante Côte d'Ivoire même si gayewu ñu ci retour bi ca Casablanca demuñu mais bii yoon vraiment am double chance lañu am parce que mënoon nañu jouer benn match ak Dakar jéem a qualifié mais léegi nee nañu ñaari match la ñu am diggante Afrique du Sud soit ñu def fa match nul qualifié su yëf yi demul comme ni ñu ko bëggee mën nañu aussi ñëwaat Dakar jéem a xool lu ñu qualifié. suñ sukkandikoo nag ci kàddu journaliste sportif yi moom dafa gis ne gune Aliou Cissé yi war nañoo wane lii di maturité ak lucidité keroog suñuy jongante ak ñii di Bafana yi. tey coach bi peut-être moom jàngat na lépp ngir mën a def face à ces jours là li ñuy xawoon am tiit un peu mooy paire défensif bi maanaam Kara Mbodj ak kii di Kalidou Koulibaly Kara du fi nekk ci match aller bi ñuy wax ni est-ce que Salif Sané wala Cheikhou Kouyaté peut-être ñoo leen di remplacer di ay joueurs yoo xamante ne ba tey ñoo tolloo gabarit ak kii di Kalidou Koulibaly ñu am tiit tuuti ci taayu attaquant yu Afrique du Sud ndax ñu ndaw lañu mun nañu am ñu sonal gars yi mais pour man Aliou Cissé tey moom fi ñu toll xam na enjeu bi fu mu toll ak tamit jàngat na bu baax moom ak staffam lii di jeu waa Afrique du Sud. Youssouf Bodian daal di si yokk ni kii di Sadio Mané moom war naa mën a fësal li muy def su ko defee mu bokk ci taarixu footballu Sénégal. pour man war na ko football fa Sadio Mané parce que à mon avis match boo xamante ne moom mii bëgg na ko football parce que le fait que Liverpool wax ni 6 semaines du ko football Aliou Cissé woo ko moom mu ne mën na football mu ñëw parce que dafa bëggoon teew il veut entrer dans l'histoire du football sénégalais comme El Hadj Diouf ni mu ko defee en 2002 ñëpp d'accord nañ ni El Hadj Diouf moo ñu yóbbu coupe du monde moom it bëgg na suñu nekkee 10 ans 15 ans après ñu ne Sadio Mané en 2017 moo taxoon ba ñu dem bokk coupe du monde 2018 loolu. gone Aliou Cissé yooyu ñoom daal di am juróom-ñetti poñ ci jamono joo xam ne nag ñi nga xam ne ñooy di seen i adversaire ñii di waa Afrique du Sud ñoom ñeent képp la ñu am match retour bi nag ñu ngi ko jàpp keroog fukki fan ak ñeent ci weeru novembre fii nii si Ndakaaru.
ñuy ñaan yàlla mbay nam sunu gaynde yi ëllëg seen diggante ak Afrique du Sud mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.